Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision bu Walfadjri daleen ak jàmm ci seen émission sortie nag comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi di dalal maître Moussa Sarr nekk avocat à la cour waaye itam di avocat imam Alioune Badara Ndao loolu sax waral ñu toog ak moom ngir bëgg a dikkaat ak moom ci procès bu ni mel ndax jur na coow ci dëkk bi ñaari at ñuy waxtaanee mbir moomule tey bu ñu demee ba verdict wàcc ci kon nag laaj na ñu ñëwaat ci en long et en large waaye itam ñëwaat ci yeneen aspect yoo xam ne bokk na ci actualité bi maître Sarr maa ngi lay nuyu di la dalal ma bàyyi la nga nuyu suñu auditeur ak téléspectateur. waaw madame Mbacke maa ngi lay fay di la remercier di la sant di la gërëm ci dalal bi ma dalal sa émission. di nuyu Sénégalais yëpp ñuy seetaan. alors maître dañuy dooree nag ci li nga xam ne mooy baro bi ak temple de Thémis maanaam wàllu yoon ndax fi mu ne nii budul sax affaire imam Ndao am na benn mbir boo xam ne ngànk na yoon muy affaire Khalifa Sall ñu gis nag comme ni mu amee woon ci procès Khalifa kii nga xam ne moo di Karim Wade ñaari cas yi da ngay dem bay day jaxasoo sax ndax ku ci nekk dafa similaire ci aspect yu bëri ba day jaxasoo ci xel yi mais Khalifa Sall procès am ñu gis défense bi dañoo dem ba mer ba yëg seen bopp jàpp ne procès bi toog fi di fi défendre nit sax tardel sa bopp la ndax éliminer candidat présidentiel moo ko tax a jóg ñu gedd prétoire bi ban jàngat nga may amal ci loolu. waaw jàngat biñ ci am rek mooy avocat waru garam mooy def donc procès boobu ngay wax man ci laa bokk man ci procès bi parce que man may défendre ñaari percepteurs yi te ñoom ñëpp ñu ngi ci dossier bi parce que donte bàyyi woon nañ leen en première instance mais parquet dafa def appel en toutes ces dispositions donc ñoom tey dañuy layoowaat encore seen dossier donc maa ngi ci procès bi c'est vrai que procès bu bëri coow la et à chaque fois loolu taarixu yoon moo ko wone que homme politique nekk ci procès bi politique la du politique dès lors que homme politique la rek day ànd ak coow loolu fépp ci àdduna bi la boo demee France moo fa nekk boo demee Brésil ak Lula coow looloo fa nekk bépp réew ci àdduna bi boo xam ne rek homme politique dafa jànkoonte ak yoon rek procès coow maintenant avocat waru garam mooy défendre ay clients maintenant comme ni nga ko waxee su ay avocat am jàppee ne jaratul ñu continuer di ko défendre parce que dafa am nuñ ko gisee man en tant que avocat mënu ma leen ci am lu ma leen ciy xarab parce que avocat bu ne de concert ak sa client yéenay mettre en place une stratégie de défense yéenay aussi poser des actes en toute responsabilité loolu ça relève de leur responsabilité avocat yooyu ñàkkul bi ñu jël décision yi waxtaan nañ ci ak seeni client ba pare ba d'accord ci mais man maître Moussa Sarr en tant qu'avocat man personnellement procès bu ma mënti yor ci àdduna man du ma gedd procès man personnellement man ça c'est personnel. ah oui non man du ma gedd procès avocat la mon rôle d'avocat c'est de faire face au tribunal quelles que soient les difficultés de la situation loolu tax ma nekk avocat mon rôle ce n'est pas de tourner le dos au tribunal man personnellement ça c'est personnel. Mais bu le tribunal je dis quelle que soit la situation je fais face man personnellement quel que soit le tribunal bi man di def boo gisee ne lii jëmul kër fa lay taxaw di ko wax di bëre parce que moo tax ma nekk avocat même bu jëmul kër su ma waru bar avocat mooy taxaw ci procès mais yaa may layool bëgg naa nga taxaw avocat mandataire la parce que dossier bi moo ma ko ki may layool su ma nee bëggatuma nga layool ma parce que jàpp naa pour telle ou telle raison na nga taxaw damay taxaw mais man personnellement du ma jël benn initiative man dossier bu ñu ma dénk quel que soit jafe-jafe di bàyyi ak lu mu métti mi dama cay taxaw di bëri. waaw mais exception yi juge bi yëpp dàq ne dans le fond la koy traité nag. waaw non loolu juge bi moo jël décision bi. avocat yi que ñu bàyyi waxuma ne ñoom amuñ droit bàyyi dama ne loolu seen responsabilité. biñ koy def forcément xam naa déggoo nañ ak seen client je dis dama leen koy nangul. am nañ sañ-sañ buñ gisatul seen bopp ci combat bu ñuy mëne de concert ak seen client ñu bàyyi loolu seen droit la aw ma leen lu ma ci yoon. waaw mais bu dama ne man en tant qu'avocat. loolu c'est autre chose. waaw man dossier lu mu métti ak procès lu ci mënti ne ci xeetu jafe-jafe man personnellement damay taxaw di def face ba lu ma am jot. ba boo xoolee ne yoon naruñ koo doxal ci mbir mi. ba tey ma ko ne di ko fa wax la ma war a wax ma koy wax fa ma koy war a waxee continuer di bëri. mu fekk mu dal ci nopp yu baax yi maître. bu yeboo dama ne. quelle que soit la difficulté man avocat maître Moussa Sarr dossier lu mu métti lu mu bëri jafe-jafe
man suma war-war mooy taxaw faire face ba suma client nag ne ma bul taxaw sa client nag ne taxaw da ngay taxaw. parce que avocat mandataire la ndénkaane nga yor ab ndaw nga ki la yónni bu la ne taxawal nga taxaw loolu c'est suma gis-gis. li waral coow li nag muy arrêt cour de justice de la CEDEAO te tribunal lànk ne du ko appliqué nag. waaw loolu la tribunal gis arrêt bi avocat yi indi nañ ko tribunal moom loolu la gis ne du ko appliqué. on prend et combat bi kon ne. yow en tant que homme de droit tribunal avocat yi ñu ngi kon ne def liggéey bi. loolu war a ko avocat li leen war yëpp def nañ ko li ñu war a wax nañ ko la ñu war a bëri ñu ngi koy kon ne di bëri maintenant bu tribunal joxe dogal mais da ngay avancer kon ne xeex bi même ba tribunal ne du ci tenir compte terewul kon ne nañ procès bi. ndax loolu yoon la. non yoon la du yoon loolu du suma cër man avocat la maa ngi ci dossier boobu personnellement. may défendre les percepteurs. mais jëlaguma ci kaddu ci dossier bi xam lu tax du ma ci jël kaddu parce que coow li concerné wu ma exception yi ñuy posé concerné wu ma man avocat percepteur yi te maandu nag mooy wax joo xam ne concerné wu la bu ci dugal sa kaddu moo tax maa ngi ci dossier bi te addooguma te pourtant maa ngi ci dossier bi parce que wax ji concerné wu ma ñi mu concerné mooy procureur général parquet avocat défense bële ak avocat agence judiciaire de l'État ñoom ñuy joxe seen xalaat di weslante ay. waaw mais yow en tant que homme de droit. waaw non seulement du ñu respecter arrêt cour de justice CEDEAO mais état bi constitué partie civile fan lañ ko tooñee. waaw yow mi wax maandute. waaw ma ne ñoom ñu ngi koy débattre état. wax na ay argument ci biir procès bi lu tax avocat xalifa yi. ak ay ñooñam. wax nañ lu tax état bi warul nekk partie civile. léegi cour bi mooy décider donc argument yi ku ne yaa ngi koy joxe. mais yow sa argument lay laaj. non man mënu ma joxe suma argument ci côté boobu xamul tax parce que dama nekk avocat percepteur yi parce que maa ngi ci procès te kon que suma yoon nekku ci dama wax ci war a mandu jaaduwul procès boo xam ne man ci laa bokk di défendre une partie nekk ci biir procès bi ñu wax jaadu na ou jaaduwul d'accord li ma xam avocat xalifa yi ak seeni ñun am nañ sañ-sañu ne état bi warul nekk partie civile état bi tam ne moom partie civile la am na sañ-sañu ne man partie civile la indi argument léegi li ci des cour d'appel mooy décider. C'est la même chose pour la règle de la CEDEAO. ñoom dañ ne arrêt bi dañ ko war a appliquer ñi leen ne arrêt bi war nañ ko appliquer cour bi mooy jël dogal. mais suma posture. ci procès bi parce que ci laa bokk di défendre deux percepteurs yi moo tax mënu ma cee xuus su nekkoon ne nekkuma ca mën naa joxe un avis scientifique. en tant qu'avocat un avis. mais nag avis rek la kenn mën na ci d'accord keneen mën na ci bañ a d'accord. mais vu suma posture kon ka partie la au procès dama ci war a mandu ci côté boobu. mais li ma xam daal ku ne am nga sañ-sañu wax say argument défendre ko te ci des cour bi mooy jël décision. waaw ñu ñëw ci règlement 5 bu moom it. maanaam ku ñu jàpp di la déglu ñu fexe ba sa avocat teewee ko yow mii nekk ci exercice fonction boobu est-ce que client yëpp ñoo ngi am boobu privilège te appliqué war nañ ko appliquer depuis 2016 ba ñu ko ratifié ba léegi. waaw xam nga règlement 5 bi Sénégal daf ci am tardement bu rëy. xam nga ñun ci réew yi ñu wër yëpp UEMOA ci yoon kenn gënu ci nekk état de droit Sénégal ci yoon soo xoolee suñu jaar-jaar suñu taarix suñu passé suñu présent mais règlement bi bañ ko jëlee Burkina Faso Mali ñoom appliqué nañ ko bu yàgg parce que le règlement est d'application immédiate Sénégal di tendeefal Sénégal di tendeefal di wax ay waxu caaxaan di wax ay waxu kasaw-kasaw bañ ko appliqué ba daaw la ñu jël benn circulaire ne pour ñu appliquer ko alors que circulaire bi sax jaraloon ko xam nga boo nekkee réew surtout réew mu mag man jàpp naa ne Sénégal réew mu mag la ci cosaan ci suñu jaar-jaar dafa am loo xam ne da nga ko war a moytul sa bopp waruñu woon toog ba ñu dem cour de justice CEDEAO ñuy wax ne nañ ko appliquer parce que ñëpp xam nañ ne dañ ko war a appliquer ñu ne fi di def yu kenn xamul ordre des avocats dafa wax a wax ba waxu kaayam jeex ñëpp wax ñu lang rek bañ ba daaw lañ mujj jël circulaire boo xam ne sax jarloon ko parce que le règlement est d'application immédiate yeneen réew yëpp appliqué ko ba finalement mu jur ñu wax ñu suñu bopp te jàpp naa ne boo néewee réew da nga war a moytu ñu lay wax sa bopp surtout ci li ko jarul noonu nañ moytu loolu règlement bi dañ ko war a appliqué c'est-à-dire que képp ku ñu jàpp ou ñu convoqué le tribunal di la ñu convoqué la police ba gendarmerie di la entendre am na droit jël avocat donc officier de police judiciaire bi lay entendre ou agent de police judiciaire bi lay entendre war naa la wax ne am nga sañ-sañu jël avocat ñu bind ko ci paie bi soo jëluma mais dañ la war a jox sa sañ-sañ boobu
mais Sénégal toog na presque ñaari at deful lool. ba tey fàttali. ci affaire Khalifa Sall. ñu ngi koy fàttali ci affaire Khalifa Sall. te dama ne mënoon nañ ñu ko bañ a fàttali parce que xamoon nañ ne dañ ko war a appliquer dama ne yu ni mel war nañ ko moytu. waaw loolu état de droit dina ko def maanaam nit kuñ jàpp mayuñ la ki la war a xelal fekkee buñ lay laaj parce que yàgg na fi jur problème nit taxaw tribunal ne lii waxuma ko woon ca police ba. loolu jaaduwul xam nga loolu buñ ko defee. c'est pour dooleel état de droit moo tax ñu def ko renforcer. les droits humains. moom lañ ko moo tax ñu jël dogal bu mel noonu pour yokk sañ-sañu ñi am jafe-jafe ak yoon pour ñu jël avocat donc jaadul ci état de droit yoon maye ko ñu xañ ko nit kenn mënul wax leneen wax day sant dëgg mbaa mu sant leneen wax ñaari sant la dëgg mbaa leneen kon loolu jaadul loolu Sénégal daf ci bàyyi loxoom daf ci nasax mais yaakaar naa ne bu ñu jógee ci lii dootu leen dalati parce que man am naa ci kersa lool réew mu toll ni Sénégal ak li mu am ci taarix ci justice muy magistrat yu mag muy avocat yu mag muy ay grands professeurs de droit ñu toog ba cour de justice CEDEAO du ñu rappeler ces principes élémentaires man wax dëgg am naa ci kersa daal. ñu ñëw ci wàllu yoon ak beneen dossier boo xam ne muy Karim Wade finalement recours ba mu déposé woon ci cour d'appel daf ci déclaré incompétente ba ne ko na delluwaat ca Koweït loolu est-ce que mooy voie normale bi wala fii la ko waroon régler au lieu de Koweït parce que Koweït représentation lañ fa am. waaw man décision bi ci presse bi laa ko lire. que effectivement bi ñu bañee inscription defoon na recours devant le tribunal d'instance de Dakar. qui vient de se déclarer incompétente. li ma lire ci presse bi mooy Koweït la waroon def recours bi. mais kon kat nekkuma ci dossier bi ay la yéen du ma mën a sori ca biir. parce que xaw ma la ca biir la. te boo nekkee avocat aussi nekk un homme de droit. da nga war a moytu aussi di wax loo xamul xam nga droit dafa sew li ma xam daal buñ la teree inscription. am nga droit def recours. fan nga koy defee def na recours. devant le tribunal d'instance. du foofu lañ orienté waaw devant le tribunal d'instance. parce que man jàpp naa ne foofu la ñu war a defee recours bi. tribunal bi nee na c'est incompétent def nañ pourvoi devant la cour suprême mais man li ma jàpp. mooy tribunal d'instance. fa la ñuy defee recours compétent pour ñu def fa recours. mais ñoom nee nañ fa la dogal bi ñu wàcc. maintenant nag kon xaw gisuma motivation xaw ma la ca biir du ma ci mën a xuus. mais man personnellement ci suma xam-xam bu gàtt jàpp naa ne tribunal d'instance. yooyu boo koy dégg en tant que homme de droit nekk ci mbiru justice wax nga ko 2000 ba tey ngay exercer ban jàngat nga ci war a def. waaw xam nga madame Mbacké justice ak coow ñoo ànd nag. justice amul fenn fooy dem ci àdduna bi te justice amul coow. justice moom ak coow ñuy ànd parce que justice souvent ñaar ñuy xëccoo la mbaa ñu ëpp ñaar il faut ñu am ku ñu jox dëgg il faut ñu am ku ñu joxul dëgg donc xam nga il faut mu am ku kontaan am foo ko am ku mer donc ba penc maam yàlla tant que ñu ngi fii ci kaw àdduna justice moom dana am coow ñi am dëgg mën nañoo kontaan ñi ñàkk dëgg bañ a kontaan kon man loolu jaaxaluma loolu justice mais man daal li ma jàpp mooy justice jurisprudence moo koy avancé la jurisprudence mooy dogal yi ñuy jël muy bu dogal bu neex ma sàmba ou naqari ma demba dogal yooyu la ñu war di càmbar pour avancer justice aussi ay nit a koy def mën na am erreur mën na am leneen lu dul erreur itam mais lu mu ci mën di doon rek surtout ñun avocats yi dañu am rôle bu fondamental bu ñuy jouer dans l'état de droit mooy dañu war a continuer le combat toujours pour le triomphe de la justice mooy bu ñu la rendre décision boo xam ne d'accord ko nga continuer xeex ba dëgg ñëwee gis nga cour CEDEAO ni mu indee dëgg ci règlement 5 bi xeex a ko may xam nga bu avocat Khalifa yi ne woon yàcc yàccaaral tey du ñu am dogal boobu tey cour CEDEAO bi indi na ñett dogal yu am solo nee na règlement 5 dañ ko war a appliquer nee na ku ñu jàpp nga nekk député n'est-ce pas su neewoon ne tu es en détention dañ la war a bàyyi wax na lu muy procès équitable donc loolu xeex a ko may donc loolu la yoon di fonctionner ci ne da nga war a continuer di bëri di xeex li ci des yoon lu mu yàgg-yàgg dana changer posture bu nee dafa juum parce que tamit kuy def yoon léeg-léeg nga juum parce que nit lañ mais également askan wi seen bopp dina leer parce que yoon la justice elle est rendue au nom du peuple sénégalais et pour le compte du peuple sénégalais donc askan wi na xam kon luy suñu warugar ñun en tant que acteur majeur de la justice mooy continuer taxaw temm ànd ak fulla ak fayda ànd ak fit
pour continuer xeex boobu ak xeetu xeex bu mu mënti doon. loolu mooy suñu war waay. ñu génn ci wàllu yoon nag ñëw ci politique. ndax loolu moom ñëpp la intéressé ci cité bi. mooy suñu devenir. mooy suñu politique kenn du ci mucc. waaw waaw même buñ ci bokkul tam doo ci mucc. doo ci mucc prisonnier politique yu bëri yi nag depuis 2012 sama naataango yi nekk Dakar Times listé nañu plus de 50 personnes yu ñu jàpp te lépp politique rek a ci lalu ndax du la ci tiital yow. non man du ma ne ay détenus politique lañ. man aw ma benn firnde pour wax la moi je vais être clair. du ma wax lu ma xamul man gisuma détenu politique Sénégal man personnellement. Omar Sarr. non. bañ koy jàpp. waaw mais pour man. maître Amadou Sall. waaw Samuel Sarr. Walim yëpp mais du tax man ay détenu politique lañ. encore une fois je fais la part des choses. Bara Gaye waaw déglu dama ne madame Mbacke ce n'est pas parce que homme politique am na jafe-jafe ak yoon. arrêté nañ ko déglu nañ ko que c'est des détenus politiques. surtout bu dee wax la discours politique lañ ko jàppee. waaw mais dama ne man du ma ne détenu politique lañ. ñoom bu leen neexee ñu wax ko seen gis-gis la mën naa leen ko nangul. ñi ànd ak ñoom mën nañ ko wax mën naa leen ko nangul. mais man mënu ma wax ci lu leer nañ ñu ne détenu politique la maintenant nag. mën naa wax ne am na ñu bëri ñu jàpp ci classe politique bi parfois sa xel day tey parce que parfois jàpp nañ leen ci lu ko jarul am na ñoo xam ne sax mun naam violé nañ la loi mais loo xam ne jaru ko dafa am loo xam ne jaru ko. article 80. waaw dama am loo xam ne jaru ko am na ñu fi jàpp ci lu ko jarul te say boo defee lu ni mel kii politique am lecture politique man acteur judiciaire la avocat la man du ma am lecture politique loolu du suma warugar. man lecture juridique et judiciaire lay am mais kii politique lecture politique lay am li nga ma wax noonu léegi mooy lecture politique te loolu nangul naa leen ko parce que ñoom dañuy politique ñoom li ñuy lire rek politique lañ koy lire et c'est normal seen gis-gis la. kii def économie lecture politique lay économique lay def ki nekk ci diine lecture islamique lay nekk et cetera et cetera et cetera. waaw mais nag détenu politique nangul ne am na Sénégal. non man du ma ne am na. non gisuma ko. du ma ne jiw détenu politique. li ma xam daal yow daal verdict procès bi daal tax na ba lépp a gongo daal. non musuma wax ne lépp a gongo. la vie est rose. non la vie n'est jamais rose. elle n'a jamais été elle ne sera jamais. du verdictu procès bii ou procès bale. waaw verdict bi lu mu mënti doon. li ma wax c'est très clair. justice bi Sénégal sosoo ba léegi dafay am jafe-jafe day wéy di ko am. kon justice Sénégal am na jafe-jafe. mais nag du parce que justice Sénégal am na jafe-jafe ma ne diw détenu politique la détenu politique c'est autre chose. Sénégal man suma corpus su règle yi nekk suñu yoon amul infraction politique amul Sénégal man mii wax ak yow avocat mooy wax ak yow politicien waxul ak yow homme politique waxul ak yow man ci li ma jàng di texte yi may liggéeyee. infraction politique amu ci notion détenu amul politique amu ci maintenant nag ñii politique. am nañ sañ-sañ gisee noonu dama leen koy nangu. mais justice am na problème waaw nangu naa ko. dafa mos a am na ko tey dina ko amaat suba. mais li ci am solo. mooy jafe-jafe bu am ñi ci taxaw dama ne li am solo jafe-jafe bu am ñi ci war a wax dox ci nañ am fula ju mot sëkk ak fayda dox ci lañ war a wax ko fañ ko war a wax def ci lañ ca war a def noonu la justice di avancé noonu la réew di avancé waaw mais yow mi gis jamonoy Senghor am nga loo ci war a mën a xam jamonoy Abdou Diouf jamonoy Maître Abdoulaye Wade ba ci bu président Macky Sall est-ce que en 2018 nopp dina nangu ñuy waxu détenu politique fii ci Sénégal ak fi ñu jaar yëpp ba yegg si fii man de waxu détenu politique nangu ma ko fenn. jaaduwul parce que warul am fii Sénégal dans notre démocratie état de droit ñun infraction politique amu fi kon détenu politique war fi am. jamono Senghor parce que xale laa woon. jamono Abdou Diouf sax bi muy jël nguur gi boobu xale laa encore mais li ma xam jàng naa ko ci taarix li ma xam depuis Senghor ba léegi. bépp régime bu fi ñëw jàpp na ay hommes politiques est-ce que détenu politique lañ c'est ça la question Senghor jamono. amoon na procès Mamadou Dia 62. jàpp nañ ci ñoom Mamadou Dia ñoom Valdiodio Ndiaye ñoom Ibrahima Sarr ak ñeneen ak ñeneen. Abdou Diouf ci jamono boobu maa ngi xamale ko commencé mag parce que ba bu muy jeexal nguuram fekk na am naa bac encore ci diggante bi boobu mag daa xàmme naa ràññee la ñaata yoon lañ jàpp Ablaye Bathily ñaata yoon lañ jàpp Landing Savané ñaata yoon lañ jàpp Ablaye Wade ay Moustarchidine jàpp nañ leen Ablaye Wade moom bi mu ñëwee ci nguur ñaata nit la jàpp nguur gi itam ñu ngi jàpp ay nit. donc li ma mën a jàpp mooy Sénégal bi moomee boppam ba léegi. régime yi fi nekk yëpp dañuy jàpp ay hommes politiques. maintenant ça prouve qu'il y a un problème. lu tax régime bu fi ñëw n'est-ce pas. am problème ak
ay hommes politiques soit opposants ou bien ñu nekk ci biir parti au pouvoir. mu mujjee ci yoon. c'est ça le problème donc loolu war nañ ko jàngat. waaw kon loolu du tey la commencé depuis Senghor la kon am na problème suñu classe politique. loolu mooy jàngat bu njëkk bi constat. am na problème suñu classe politique parce que régime yi fi nekk yépp ku ne am na jafe-jafe. ak say opposants ou sa biir parti Ablaye Wade Idrissa Seck et cetera Mamadou Dia Senghor te ils étaient tous dans le même parti. donc il y a un problème avec la classe politique. donc war nañ tëggaat suñu tooginu homme politique yi ou ñenn ci suñu homme politique. soit il y a un problème de déficit de culture démocratique et de culture politique. lu tax toujours bu réew mi changé am régime wala ñu jublu ci farata liggéey réew mi mu mel ni dafa am luy niru règlement de compte ba nga koy tuddee ay détenus politiques. ay détenus politiques. kon c'est un problème te mu ngi bëgg a yàgg 62 ba léegi la commencé te ba léegi dañoo ko fi te nag réewu Sénégal war na dépasser loolu. donc nit ñi war nañu toog xool lan mooy jafe-jafe bi. jafe-jafe bi est-ce que du le fait que politique pour ñu mën a jublu ci farata. est-ce que du le fait que tekki la te teraanga ñu bëri def cee lalu. waaw Sénégal loolu lañ ko def am na yeneen réew aussi. politique ci yoon engagement la war a doon ndax du métier ku ne da nga war a sa métier ba pare nga jàpp ne man am naa engagement bu toll ne mën naa participer ci politique pour soppi suma doxalul réew pour mu gën a jëm ci kanam pour askan donc politique lu noble te mënul ñàkk ci réew il faut mu am ñu ko def maintenant am na ñu koy def teg ko ci yoon mais am na ñu bëri ñu koy def ñoo ko tegul ci yoon surtout fii ci Sénégal politique ñu bëri dañ ko def métier dañu jàpp ne boo amul diplôme amoo métier bugg am xaalis te doo liggéey li ci gën a gaaw mooy dugg ci politique donc presque entrepreneuriat politique moo am ni ngay gisee ñuy monter ay GIE groupement d'intérêt économique lu nga gis ñuy créer ay mouvement politique da nga gis ku ñëw daje mbootaayam créer kon GIE yi mouvement yi leen remplacé. mouvement yi leen remplacé li am GIE d'intérêt économique mouvement politique yi ñoo remplacé GIE bi dans l'espace politique donc c'est de l'entrepreneuriat politique bu élection amee muy législative muy présidentielle muy élection locale dafay mel ni luuma ñëppay dem ca marché ba ku ne am looy yóbbu lay jaay kii lu mu jënd donc ñëppay yëngu pour ut loo ci am donc am na ci ñoo xam ne moom waaw njëriñu askan wi tax leen jóg seen njëriñu bopp rek a jóg da nga gis ñoo xam ne amuñu ñaari nit dañuy sonal ñëpp ci coow léeg-léeg sax ñu fexe ba am ci ndopp tànk da lay jaaxal kon seen bopp tax ñu jóg mais nag du ñëpp mais nag am na ñoo xam ne moom seen bopp rek leen tax waaye itam loolu ci li yàq politique ku Sénégal ak renouvellement tam ci classe politique bi waaw ma ne li empoisonné atmosphère politique bi la ou bien même bu ne empoisonné dafa bëri sax c'est trop fort mais lu pollué dafa polluer atmosphère politique parce que defatuñ ko engagement pour servir mais c'est pour se servir c'est une activité dañu def am na ñoo xam ne une catégorie d'hommes politiques dañ ko def caste politique catégorie ñoom seen i biir ñuy jëflante ay teranga di arrangé wu da ngay xool classe politique bi am na ci ñu bëri ñoo xam ne xëy ñu gontu yow xam nga ci dara xëy ñu gontu man lan la ñuy liggéey politique lan la ñuy liggéey métier la waaw ci lañ yor kër fayal ci seen essence fu ne yor ci oto yor ci essence kon ça pose problème te xëy ñu gontu dañuy nelaw ba 11 heures yow naan seen café après di wax ba guddi y a de quoi s'inquiéter mais njiiti la wala parce que tamit njiiti ñoo leen di jox poste di leen promouvoir ak lu mu ci mënti doon daal am na ñoo xam ne loolu la ñuy def te loolu dama ne jigul Sénégal te war nañ ci jóg askan wi war nañ ci jël matukaayam parce que loolu la ñu tardé parce que ñi nga xam ne métier lañ ko def du ñu may kenn jàpp xamuñu waxtu politique ak waxtu liggéey réew mi rek Sénégal mooy ci l'un des rares pays au monde où man bi ma juddoo ba tey ba man léegi ma màgget politique rek la ñuy def suba ngoon matin midi soir ba kañ te li soxal askan wi kenn jógagu ci pour taxaw ci pour faj ko mënul continuer. ah PSE mu ngi fi pour jëlee ñu ci jafe-jafe yi plan Sénégal émergent. waaw plan Sénégal émergent waaw théoriquement de boo ko liiree. ah lu rafet la yaakaar giñ ci am ne dina jëmale ci réew mi kanam. yal na nekk. li ma xam daal mais théoriquement nga wax de. waaw théoriquement dans la pratique. waaw dans la pratique de war nañ yokk seen loxo parce que bu ñu yokkul seen loxo. li ñuy def waxuma ne baaxul de wax dëgg am na lu baax. mais peut mieux faire suñu réew on peut encore mieux faire mais am na lu baax mais buñ ci jógul. soo deful ndànk PSE bi soppaleku pays sans émergence. nekk pays sans eau
pays sans éducation pays sans économie te su boobaa mu nekk. pays sans émergence te moom du ñu jig du jig. waaw moo tax ma ne nañu góorgóorlu pour bañ mu soppaleku lool. dama ne nañu góorgóorlu dama ne nañu góorgóorlu. pour bañ PSE bi nekk pays sans émergence nekk pays sans eau ñu fexe ba pays bi bañ a nekk pays sans éducation bañ a nekk pays sans économie. non ñoo ngi ci pays sans eau pays sans éducation. bu nee ne loolu am na déjà xam nga jafe-jafe dikk na parce que réew éducation moo ko yor. ndox c'est source de la vie mais nañu góorgóorlu pour mu bañ a soppeeku loolu. parce que bu ñu góorgóorlu loolu lay jur de. loolu lay jur te su boobaa du baax ci kenn. surtout ñun askan wi. ñun néew si doole. mais ñu ngi ñaan ñu bañ a yegg foofu. dañu ñaan alerte la rek nañ góorgóorlu. ci wàllu alerte sànq ci présentation bi da nga ne ma maître yow da nga bëgg làmb semaine bii ñu génn ñu daal di gis arène nationale bi loo xam ne ay at a ngi nii ba ñu amee indépendance ba léegi mosuñu ko am président Sall concrétiser ko yóbbu ko ca Pikine am na sax ñenn ci réseaux sociaux yi dañuy ironiser ne Chine de ñun arène nationale la ñu may am na yeneen pays africain ñenn ñi université ñenn ñi hôpital waaye ñun de arène lañ ñu may daal ci wàllu làmb nag dañ koy ndamoo ndax ci suñu cosaan la te ñoo ko moom bokkuñ ko kenn bi ñuy def inauguration boobu yóbbu ko ci banlieue bi fa jeunes yi ëppee fa mbër yi ëppee mais kenn wuy siwul président de la république yooyu prémisse noo ma koy analyser les maîtres. bon écoutez man du ma nekk ci analyse boobu. est-ce que nit ñi wuyu si nañ président de la république. nit ñi koy wuyu si waaw non dama ne. man loolu Seydou. waaw may ñu image yi. waaw ak ni ma la ko xamee rek. waaw Seydou ngi nii de gis nga. waaw dama ne. benn xaaj tuuti nit. waaw la ca des yëpp. dama lay expliquer dama ne man loolu du suma cër ñi ciy commandé journaliste yi mel ni yow. madame Mbacké ak homme politique yi ak ñeneen am nañ sañ-sañ commentaire loolu. constaté nañ ñoom lañ interprété seen warugar la man loolu du suma warugar li ma xam daal. te mën ci wax mooy arène soxla nañ ko. niñ soxlaa université lañ soxlaa arène parce que ñi jàngul université aussi ci askan wi lañ bokk. mbëri ci askan wi lañ bokk. dañu war di tabax ay université kon ne di ko tabax. dañu war a tabax arène nationale kon ne di tabaxaat yeneen arène. parce que ay junney doomu Sénégal ñooy bëri dañu am sañ-sañ ci réew mi comme ni intellectuels yi amee sañ-sañ ci réew mi ñun ñëpp ko bokk. kon ñoom pour que ci la ñuy daan seen doole mu nekk moyen d'éducation mu nekk activité économique aussi dañ leen war a defal arène kon man maa ngi rafet lu ñu defal leen arène pour ñu am fu ñuy bëri di ci daan seen doole sous ce rapport man lu may rafetlu la arène bi parce que réew mi daf ko soxla xale yi dañ ko soxla parce que am nañ ci cër. bokkuma ci ñuy saboté di wax université au lieu de arène il faut des universités il faut des arènes. il faut un tout pour un pays parce que dafay am ñuy jàng football am ñuy def natation donc sportif yi ñëpp dañ leen war a def ay infrastructure pour ñu mën ci daan seen doole ñu mun leen éduquer ñu am réew moo xam ne réew mu tegu ci yoon la maintenant nag bu nit ñi oysiwul kooku homme politique yi danañ ko jàngat ñoom tiire ci seen ay conséquences mais Xi Jinping président chinois bi ñu laaj ay milliards mu financé ñu ko pour suñu jeunesse bu dee day ñëw war koo ubbi te jeunesse ba ñëwul moom fa mu toog lan la war a yëg rek waaw ma ne li ma ci xam daal def naa ci maire la naan lay wax waaw li ma xam daal jeunes yi li tax ñëwuñ ñoom ñoo ci mën tontu jeunes yi waroon ñëw su ngeen defee reportage la ñu jox ñoom dañ leen wax li leen naqari ba ñëw jeunes yooyu dañ leen ko wax ñaar homme politique yi ñoom seen bopp dañ leen wax peut-être ñoom lan moo naqari ba jeunes yi ñëw parce que ñoom ñoo féetoo pàcc boobu man neewuma ci pàcc boobu li ñu mën rek mooy constater d'accord mais les raisons mënuma ci sori parce que xawma ko waaw kay nag parti bangoog bi nga xam ne nag moo tax nag ñu ñëw nag imaam Ndao daa dem Kaolack ñu woo avocat bi ne ko kaay toog comme imaam jiitu nañu Kaolack ñu ngi ci yoon bi di ko fekki nan toogaa léegi yow waxtaanee nag li nga xam ne mën naa ne effet de surprise la créé ci Sénégal muy verdict procès imaam Ndao ak ñeneen ñi mu ko sekkal donte ay Matar Joxaan ak ñeneen ñi am nañ fortune diverse ci wàllu ni ñu leen daanee ci wàllu yoon mais imaam Ndao ba procureur bi waxee ba pare maître Sarr dama ne moom imaam Ndao moom dugg na ni rubba 30 ans la laajoon travaux forcés tey jii juge ba ñëw ne ko li nga wax yëpp dara kii daal arme la yor te jàpp nañ ne laajul autorisation 1 mois avec sursis gabu 30 ans ba acquittement maître Sarr ba ko juge bi waxee muy dogal bu wàcc yow avocat bi gëm nga ko wala gëmoo ko non man bettu ma gëm naa ko yow journaliste nga yàgg nga ma gis may
prononcé wu di joxe suma xalaat. dañ ne woon yëpp défense la woon rek avocat défense. mooy wax loolu ñi ko wax seen gis-gis la mais man mi ko wax du suma gis man dama gëm naa doon wax man nag damay nangul toujours nit. kon ba nga naan imam deful dara ni loolu gëmoon nga ne noonu lay demee ci tribunal bi. non waxuma ne noonu lay demee ci tribunal dama ne man maître Moussa Sarr avocat. loolu imam Ndaw naka jekk depuis ñetti at dama gëm ne deful dara fu ma dem dama ne deful dara man loolu laa gëm li ma gëm nag su may layoo tribunal moom lay fexe pour tribunal nangul ma ko maintenant ba ma koy wax nag waxuma ne tribunal dina ko bàyyi parce que xaw ma dara. waaw man moom vraiment dama mas a wax ne. bañ toogee opinion nga koy wax dama ne avocat de la défense la. ñoom nii la ñuy waxee madame Mbacké dama la koy nangul. dama loolu laa la koy nangul jàppoon nga gis mais man damay wax dama ko gëm. maintenant nag la ma gëm lay jéem a fexe nu tribunal bi gëmee la ma gëm. ci kattanu suñu borom argument ya ma gëmoon ba ne deful dara wax naa ko chambre criminelle nangu na ne effectivement amul benn preuve bu mën a firndeel liñ ko tuumaal ñu bàyyi ko te du lu bees man en tant que avocat. plaidé naa cour d'assises nit ñu demandé perpétuité ñu acquitté ko ci 30 ans la donc beesu fi lu bees xewu fi xam nga lu xew lu bees. mooy procès bi dafa médiatique looloo fi bees mais man en tant qu'avocat il y a de cela plus de 10 ans. dem naa cour d'assises plaider nit ñu requérir perpétuité parquet ñu acquitté ko mais procès bu kenn xamul la parce que dañ ko doon tuumal dafa rey jabaram siiwuloon bii moo siiw parce que ab imam la mbiru diine la mbiru terroriste looloo ci bees mais dogal bi beesul ci taarixu justice Sénégal fu ñu demandé perpétuité ñu acquitté la asima 30 ans donc jàpp naa ne lu jaadu la parce que preuve amu ci autant mën na jàpp nit police ab tribunal ab chambre criminelle buy condamné da ngay indi firnde te firnde yi ñu indi mënul tax ñu condamné ko. waaw mais procureur bi la mu waxoon ci réquisitoire am moom. mais loolu doyul firnde ne woon na ñii ay danger lañ ci société bi. ñii dañ leen war a éliminer. kon nag yoon war na leen daan. waaw loolu gis-gisam la madame Mbacké procureur. li mu def loolu rôle am man procureur amul lu ma koy mere. amul lu ñu koy xarab rôle am la man avocat laa suma rôle la nekk moom procureur waru garam mooy aar askan wi. njortoon na ne imam Ndaw dafa am lu mu def ci kaw njort boobu mu am pour aar askan wi mu la 30 ans sañ-sañam la ci liggéeyam la ne man suma sañ-sañ en tant qu'avocat dañ ma joxe kaddu won naa ne imam Ndaw deful dara indiwuñ benn firnde et que imam Ndaw bu ñuy wër kuy aar askan wi bu ñuy contre le terrorisme un rempart contre le terrorisme mooy imam Ndaw boroom xam-xam nitu jàmm nit ku dal nit ku yiw chambre criminelle mettre en délibéré ni firnde amu fi bàyyi naa ko mu dem donc c'est la vie normale de la justice dara xew fi. waaw mais kon xam nga lu fi xew. procès verbaux yeeg yi ñu doon wax ci enquête bi. ma koy lire ci presse bi. mais procès verbaux yi lu ci am lu ci bëri amuloon lu ci bëri ci procès verbaux bi amuloon. lu ci bëri amuloon. wane nañ ko ci amuloon ci ay. moo tax règlement 5 UEMOA bi mu ngi nii. waaw parce que avocat bu assisté wul xëy na interrogatoire bi mën na indi ëllëg lu bëri ne ma du maa ko waxoon. loolu lu nekk la. mais dama la bëgg a wax daal ne bii li tax mu siiw mooy procès d'envergure la mbiru terrorisme ak ab imam bi ci bokk muy kilifa diine mais dama ne suñu justice su réew yàgg nañu laaj perpétuité ñu bàyyi nit ki justice daal indi nañ ko dossier procureur wax na ci lam ci xalaat te looluy waru garam procureur waru garam la def moom jàpp na ne maanaam daa yokk ci xar mi karaw daal non moom dafa jàpp ne diw dafa jalgati yoon pour aar askan wi lii la laaj sañ-sañam la man suma warugar mooy défendre imam Ndaw càmbar naa dossier bi gis naa ne gisuma dara lu mu ci def njortu kese la woon ñaaw njortu kese benn firnde amu ci waxtaan nañ ci layoo ci daanaka ñaari weer ñu càmbar gëstu laajte déglu seede déglu lépp xool lépp càmbar wëlbati xool lépp gisuñu benn firnde kon jaatu na yoon bàyyi ko donc du lu bees loolu rek a fi xew. waaw yoon bàyyi na ko. yoon bàyyi na ko ne ko deful dara waaye téye na ko ñaari at ak juróom-ñeenti weer. waaw amul problème. ah am na problème. non. am na problème non am na problème su ma nee amul problème. borom kër nga taaj ko non d'accord non am na problème parce que téye nañ ko su ma nee amul problème. mooy téye nit en détention après bàyyi ko ñun yàgg nañ ko gis. moo tax ma ne amul problème loolu waxin la waxinu avocat parce que du lu bees ma gis ko. man défendre naa ne ñu téye ko 10 ans détention ñu requérir n'est-ce pas perpète ñu acquitté ko 10 ans tëdd na ko man défendre naa mu génn
waaw moo tax ma ne ci côté boobu tax may wax du lu bees gis naa ko ba pare. waaw mais nag du lu war a am. foofu nag laay ñëw maître jaaduwul du lu war a am. yéen ana recours bi ngeen war a def cour suprême pour ñu ndàmp Imam Ndao. non loolu maa ngi ciy ñëw dama ne. loolu du lu bees. man suma bopp nee naa la défendre naa ni ñu tëj ko 10 ans après ñu sal ko wëcc mais nag du dossier médiatique. Imam tëdd na daanaka ñetti at du lu jaadu nag du lu jaadu te war nañu jàngat. parce que li am solo mooy boo defee dossier ba pare parce que dossier jurisprudence ni ma ko waxee situation yu mel ni mooy avancer la justice mooy lu ñu ci dund ba pare rek ñun ñi ko seq ñëpp avocat magistrat policier gendarme. ku ne ci sa côté nga càmbar ko pour la ca baax ñu téye ko la ca nekk rëcc erreur ñu rectifier ko ba ñu teew donc ci dossier bi war nañ ci càmbar lu bëri parce que am na 15 acquittements dossier bu amee 15 acquittements. mooy am na juumte bu rëy kon loolu war nañ ko. ci kan la fare ci enquêteurs yi wala ci. ci enquêteurs yi am na ci am na au niveau de l'instruction am na au niveau du parquet. am na ay erreur nit nag muy juum mais dama ne ci am solo mooy nañ ko càmbar. ba lu ni mel bañati am ñu téye ay nit ñetti at te xam nga kaso même boo fa tëddee benn fan jafe-jafe. dafa mel ni góom bu wëree toujours nga gis li gëtam c'est que kaso bu ñu la fa xesee dañ même bu ñu la setal ba nga génn dafa am ne loo xam ne du dañ am na góom boo xam ne yaa ngi ko yoroon ba nga nee xale man ma am ko bés bu ne bu may sangu dama koy gis parce que bu wëree itam liggéey ba daf fay des. kon war nañ fexe ba lu ni mel dootu fi amati ou bu munul ñàkk ñu fexe ba diir bi du toll nii parce que ñetti at ñii seen liggéey yàqu na ci ñii seen jàng doom yàqu na ci ñii seen der yàqu na ci ñii seen soxna dem nañ donc musiba la kon li ci am solo mooy ñu jàngat ci njuumte yi am ci dossier bi ñu fexe bu ëllëg du ci amati. waaw maintenant nag état kenn mënu ko tere mu saytu askanam surtout ci mbiru terrorisme mais nañ ci dem ak dal nañ ci dem ak tey nañ ci dem ak settantal France par exemple. saa yi bu ñu nee diw attentat am na diw jamono paak da ngay gis dans les heures qui suivent par mesure conservatoire jabaru waa ji ou corow ou frère am ou papam yóbbu ko police entendre ko. mais da ngay gis 48 heures après 72 heures bu amul dara 96 ñu bàyyi la ñu dem parce que loolu mooy yoon. dafa am loo xam ne mesure conservatoire kenn mënu ko bañ. su ñu nee diw terroriste la ñu ne xam na diw c'est normal que police ak gendarmerie convoqué la loolu kenn da ko bañ ñu déglu waaye bu nee nag amul dara lu dëgër dañ la war a bàyyi. waaw dañ la surveiller mais waruñu. waaw mais cas Imam Ndao jàpp nit non simple maître. non seulement téye nañ ko mais dégg nañ fi ay cas de torture yu ñu ko doon def ci biir police bi ci biir prison bi di ko yóbbu ci fu tàng muy ñaq di def ay tapage ak yooyu noonu yëpp. mais yooyu yëpp jarul bàyyi maître day yomb trop. non dama la bëgg expliquer. man avocat la dossier bi moom ma ko du suma dossier man avocat la ci ndénkaane lay dox. Imam Ndao lay défendre Imam Ndao lim ma wax mooy baal nañ ñëpp jéggal nañ ñëpp dafa mës a wax ne deful dara dëgg moo taxoon ñuy xeex pour yoon wax dëgg yoon wax na dëgg na deful dara. loolu ko taxoon jóg kon kay yàlla dogal na ne dëgg boobu ñëw na parce que moom li mu mas a jàpp mooy nattu suñu borom moo ko dal saa bu soobee suñu borom mu jeexal ko kon suñu borom jeexal na ko dëgg feeñ na ne deful dara nee na moom li ko ñor mooy baal na ñëpp merewul kenn li ko ñor mooy moo ca daaraam continuer liggéeyal islam ku ne liggéeyal askan. mais daara bi 2 ans et quelques. xëy na changement am na sax mais yooyu yëpp ay dédommagement la laaj. mais d'accord naa mais imam loolu ñoru ko sañ-sañam la waxuma ña sa des de. man imam Aliou Ndao lay wax suma client. moom baal na ñëpp baal na ñëpp. maître nga bàyyi ko ci yow. man ma bàyyi ko ci maître Moussa doo ko ci bàyyi nag. man nag mii bàyyi naa ko ci. dossier bi du fi yem. fii lay yem bu neexee suñu borom parce que man loolu laa ànd. loolu laa ànd looluy cërëm ku ne lii cërëm imam li mu newoon man ca loolu laa ànd. moom cëram kilifa la kilifa day jéggali Serigne Touba mi nekk référence ci réew mi defaluñ ko doon procès Ndar bu mel ni procès bi y a de cela 120 ans bu mel ni lu dañ ko tuumaloon dafa def guerre sainte ca bureau ba ca Ndar Serigne Touba procès Imam Ndao bi dafa dikkaat y a 120 ans amoon na ca bureau ba ca Ndar ñu déplacé 5000 personnes di daje ak moom jéewul muy dem alors il était muni de 5 personnes alors que ñu ne armée la àndaloon loolu la tubaab yi waxoon ñu déporté ko 5 ans muy dellu si waat ñuy def ay résidence surveillée baalul ñëpp
dama lay laaj est-ce que baalul ñëpp. est-ce que tey mouridisme gënul jollu ci àdduna bi kan moo gën a nekk des hommes de paix des hommes tolérants que les mourides du Sénégal. kan moo leen gën a nangu liggéey kan moo leen ëpp pas-pas kan moo leen ëpp organisation parce que sëriñ bu mag ba dafa bale imam s'inscrit dans cette dynamique boobu la sëriñ Touba defoon bale imam ca loola lay dox mooy bale na te man mii loolu laa ànd man mii avocat ba état de santé am sax bilan bañ ci war a ñu koy toppatoo non loolu ñu ngi koy toppatoo loolu du état bi loolu ñun ñu ngi koy toppatoo bu ngeen ci gisee dara nag buñ ci gisee dara faj ko pour le moment alhamdulilah def na bilan au teeru bi mu fa nekkee et tout gisuñ ci dara pour le moment alhamdulilah buñ ci gisee leen faj ko mais ñun laajuñ dara état bi mën nañ ko fajal suñu bopp loolu la yàlla dogal mën nañ ko jël en charge doyloo nañ suñu bopp kon ñun fi taw ñoom état bi daal ci côté boobu ñun dinañ ko faj. xanaa foofu da ngeen ragal rek merloo état wala dara. non ñun moo tax ngeen bañ a def recours nag. non dama ne ñun amul lu ñuy merloo état ak lu ñu ko dul. wala 15 jours yi ngeen di bàyyi mu jàll balaa procureur def appel. bu ko neexee mu def appel loolu sañ-sañam la bu ko defee appel tam ñu demaat bëri jiwaat procureur sañ-sañam la bu ko neexee def appel loolu amul lu ma ciy wax su ko defee rek ñu demaat taxaw continuer xeex bi taxaw tem ak fulla ak fayda continuer xeex bi. pour continuer dëggal ne deful daal donc ñun loolu jaaxal donc ñëwuñ ci wax jooju dama ne imam kilifa diine la li sëriñ bu mag ba defoon ba mu jógee Gabon bal ñëpp sant sunu borom imam ci loolu la nekk kon ñun sant yàlla kese la ñuy def parce que sëriñ bu mag bi wane na yoon te la mu daj imam daju ko te dafa bale xanaa kon bu fi jógee day wuti ay pare rek parce que am na ñu ne nag fi mu ne nii imam Ndao bu sampee ndëndam ci présidentiel kenn du ko attan loxo du ko ngëpp. imam loolu traversé wu ko sax esprit imam yoonam nekkul ci politique. yoonam nekkul ca bu nee ne ñu ngi wër ko samp ndënd kon gisaguñ ko. da ngay wax pour nelawal gars yi wala. non dama ne imam amul ku ñuy nelawal. ku xaar loola da nga xam nga ndëndu lan la yor. ndëndu islam la masa samp ci loolu nekk liggéeyal suñu borom. jàngal taalibe mu nga 500 taalibe yu ñuy jàngal àdduna pour ñu nekk ay jullit yu modèle ay citoyen modèle imam ci loola la nekk ku ko xaar ci ndënd da nga nax sa bopp ndax naa ndëndu islam mais présidentiel moom waaye dama ne waxuma présidentiel ku ko xaar ci chef de quartier sax doo ko fa gis booy ni présidentiel imam yoonam newul ci présidentiel yoonam nekku ca li ko ñor mooy nekk ca liggéey islam jàngal doomu réew mi pour ñu nekk ay citoyen modèle ñu nekk ay jullit loolu ko ñor loolu ko ñor kon loolu nekkul ca loola mosu caa ne du tey la ciy nekk. loolu du ay mbiram. waaw bu ñu saytoo bu baax procès bi mujj ci wàllu terrorisme est-ce que sunu justice am na outil nécessaire pour addu ci wàllu terrorisme. waaw am na outil kay am na outil lan mooy justice mooy ñun. ay texte la phénomène nouveau la de. non même bu nekkee phénomène nouveau la droit day avancé ay texte la texte yi ñu appliqué fay terrorisme France lañ ko jëlee c'est des textes de loi. copier-coller daal lañ def copie mais texte yëpp ñu fi gis copier-coller la même affaire presse yi nga gis texte yu bëri dañ ko ci France lañ ko jëlee parce que ñun en matière juridique lu ci bëri France lañ ko jëlee même en politique ñun lu ci bëri France lañ koy jëlee même li ñu neexul fii lu bëri ngay gis France lañ ko jëlee fii la gën a fëse rek donc dama ne ci fànn woowu donc amul dara lu ci bees magistrat Sénégal yi policier Sénégal yi ñëpp am nañ capacité gérer loolu avocat yi am nañ capacité texte de loi la donc loolu ça ne pose aucun problème donte texte bu bees la texte de loi la principe droit pénal moo koy régir matière am na nag ay xeltukat yu ne dafa des non suñu xarañte ci wàllu terrorisme dafa des parce que suñu texte juridique pareegul pour loolu non il faut faire la part de suñu texte juridique pare na parce qu'on a quasiment daanaka suñu texte yu France kon copier nañ chez Ariane ba ñëw presque non dama ne suñu texte def nañ ay photocopie daal ma ne benn la donc sur ce plan notre corpus textuel permet de réprimer le terrorisme donc il y a pas de problème sur ce rapport suñu magistrat mën nañ ko appliquer suñu avocat mën nañ ko layoo procès bi wane nañ ko ba muy mujj ci 15 acquittement waaw mais waaw parce que defuñ dara texte boo mën di ci monde bi bu ñu deful dara noo ko mën a toppee soxna madame Bakke pour nga jàpp ni day def dara tribunal nekku fi rek pour jàpp ni tëj ko tribunal daf fi nekk pour wax dëgg diwa def ñu tëj ko loolu lañ wax dëgg su nekkee wax dëgg mooy ñu bàyyi ni ñu bàyyi ko da ngeen yaakaar ne tribunal daf fi nekk rek pour tëj bés bu ne tribunal day tëj day bàyyi xam nga ci dara xam naa ci dara loolu lañ tribunal bu nekkee ne dëgg bi dafa méngoo bàyyi dañuy bàyyi su nekkee dëgg bi dafa mel ne koo tëj dañuy tëj loolu tekkiwul ne texte yi maîtrise ñu ko parce que dafa amul preuve y a rien maintenant sous ce rapport Sénégal suñu justice amul benn problème pour appliquer texte yi maintenant nag est-ce que dans d'autres domaines sur le plan préventif sur le plan militaire Sénégal
mën a def face mënu face loolu xaw ma dara parce que du ma militaire li ma xam yàlla sutural nañu waaw non dama ne ñun yàlla sutural nañu Sénégal te yàlla nañu continuer sutural ci ñaawteef boobu mosuñ jànkonte directement ak terrorisme ma jox la misaal parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest Sénégal moo ci njëkk organiser un procès terroriste te Sénégal mosul jànkonte directement ak terrorisme Mali bi am terrorisme depuis bientôt 20 ans amul procès terroriste Niger bi ko jànkonte amul procès terroriste Burkina amagul procès terroriste Côte d'Ivoire bi ko jànkonte amagu ko te ñun am nañ ko te jànkonte gu ñu terrorisme directement te yàlla buñ ko jànkonteel ñun kat ñun lu ci bëri ñoo koy njëkk a def. procès président bu bokkul ci Sénégal ñëwoon fi wàllu yaan. mais très bien après ñoo ko njëkk a def. mais très bien ma jox la misaal bi. dama ne réew yooyu nga xam ne terrorisme fa la samp baax. waaw bés bu nekk nga dégg bombe bu kalaate foofu amagul procès terroriste te ñun am nañ procès terroriste te loolu amagu fi te yàlla bu mu fi am te ensuite ñu ngi profité kon ne ñaax nguur gi pour ñu continuer liggéey boobu parce que lu war a garu nguur mooy sàmm askan wi ba xeetu ñaawteef boobu du fi am parce que terrorisme ñaawteef la. Islam religion de paix la islam de religion de violence kon ñun dañu contre terrorisme te nag jar na bàyyi xel parce que ñaawteef bu bees la bu wër àdduna wërngal këpp mais dossier bi preuve amu ci bàyyi nañ ko attekat yi am nañ xarateef avocat yi am nañ xarañteef donc loolu amul benn problème c'est que amul preuve y a rien ku deful dara dañ lay bàyyi waaw mais am na ñu jàpp moom am na ci biir tam ñi nga xam ne ñoom la ñu accusé ñoo xam ne ñu ko demee ni Matar Diokhane ak ay Abdou Aziz Ba ñooñu moom dañu leen daan ay pen te ñu ngi woon ci biir dossier bi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu leen joxoñooñ baaraamu tuuma mais kon ko du ma seen avocat ci wàllu terrorisme du ma sori ci wax jooju dama ciy mànd waaw Sénégal def na procès terroriste waaye G5 bi xeex terrorisme ñun bokkuñu ci loolu nag lu muy niru nag waaw mais ça G5 la mais quand même boo seetloo les dernières rencontres du G5 yi invité nañ Sénégal fekk Macron moo woote. waaw mais au départ. xam naa dañu jàppoon ne le Sénégal n'étant pas encore directement concerné par le terrorisme moo tax boolewuñ ci parce que pays yi nga xam ne directement ñoo jàngoon ak terrorisme boo seetee mooy ñoo bokk G5 pour le moment. mooy Tchad. Mali Niger. ak Burkina. parce que foofu dafa am ay actes terroristes xam naa looloo ko indi woon kon que Sénégal yàlla musal nañu ci yàlla nañu ci kon ne musal moo tax boolewuñ mais boo defee remarque. actuellement rencontre G5 yi am yëpp Sénégal dañ ko ciy boole parce que Sénégal nag vu sa position géographique même bu ci bokkul tam daf ci war a nekk en tant qu'observateur pour mën a gën a aar suñu réew mi pour xam ni mbir mi dox pour aussi jël suñuy spécialistes yëpp sur le plan militaire ak yëpp ñu bokk ci réflexion boobu pour gën a mën a aar suñu réew kon man rafetlu naa ñu invité Sénégal ou même bu ñu ko ci mën a boole pour ñu boole ko ci parce que fàggu du doy surtout mbiru non pour France boole ko ci parce que ba ko africain yi sosé demul waaye ba France mais dem na. waaw nay leer France boole na ko ci ak ci lu mu ci mun di dool buñ ci bokkee daal jàpp naa ne mën na am njëriñ ci réew mi pour gën ko aar. parce que man daal lépp luy aar suñu réew gisuma la lu ci doy. donc d'autant plus que ñun yóbbu nañ contingent au Mali. donc pour moi j'estime que c'est tout à fait normal dès lors qu'on a envoyé un contingent au Mali. am nañ fa même ay blessés que ñu bokk ci G7 5 Sahel. pour xool na mbir mi doxee pour gën a aar suñu réew man loolu dama koy rafetlu lu jaadu la. sécurité du doy parce que bu ñu amul jàmm dara mënu fi am julli sax doo ko mën def doo mën a sax dem église donc jàmm jiitu lépp kon lépp lu mën a jur jàmm man d'accord naa ci. li war a jur jàmm moom xam naa ne ñàkkum ndox bokku ci duma ci wax doon ci wax de maître nañ leen seetaan rek ñu seet fan lañ jëm ak ñàkkum ndox bi buñ demee ba janvier déwén wala ba avril. nañ leen seetaan rek mais buñ ci waxati na doon moo doot bu ci kenn waxati nañ leen seetaan rek. ba fa ndox di amee rek. madame Mbacke il faut ñu koy wax. xam nga comme ni ñu koy wax dañ ko wax waxati ko madame Mbacke comme ni ñu wax l'eau est source de vie. ndox ci li ëpp solo ci la bokk. boo jëlee entre ndox ak électricité ndox a ci ëpp doole. lu bien bu nit di soxla ndox a ci ëpp solo. mais amaana ñi ñu koy xañ xamuñu ko. dama lay jox benn exemple. xale yi ñu jàppoon xale yi piégé woon dans ci grotte bi booy footballeur. dégg nga li ñu la wax. 10 jours yi nekk foofu ndox rek lañ doon naan pour sauver parce que ndox am na ferñeent yëpp pour mën a téye nit lekkuñ naan ñu ngi ci grotte bi piégé mais ndox lañ doon naan. kon ndox dafa jiitu c'est un bien essentiel. et maa ngi la koy wax léegi. dañu koy xañ de. ne la ni ñu góorgóorlu yokk liggéey pour bañ suñu PSE bi nekk pays sans émergence nekk pays sans espoir. nekk pays sans eau nañ ci góorgóorlu jël seen matukaay pour ndox parce que ndox farata la hôpitaux yi dañ ko soxla même boo buggee jaamu yàlla da ngay jàpp. kon nañ ci góorgóorlu yokk ci liñ ci góorgóorlu. parce que nit ñi tumaranke nañ. man fii ma nekk nii aw ma ndox. bëri nga ci morom bëri nga ci morom. mu ngi bëgg a yàgg. bëri nga ci morom ci jóg farata la. loolu ci farata yi la. réew looloo ci am solo.
loolu moo gën yeneen waxu kasaw yi les politiciens la politique politicienne loolu yëpp amul solo lii mooy farata askan wi fii lay xaare réew kon fii lañ mën a wone ñoom seen farlu ak seen pexe fu mu toll te ñiy voté ci lii la ñuy apprécier def bilan pour voter lii moom njëriñ leneen yëpp amul solo. nañ bàyyi xel am na leneen lu am solo nag maître wax nga ko. waa Cour de justice CEDEAO yedd nañ ñu. Union européenne ak États-Unis nag ñëw moom gën ñoo ràngati ci wàllu passeport diplomatique dem nañu ba li nga xam ne mooy passeport diplomatique ñoom nee nañu dootuñu ko nangooti faaw nit ki laaj visa ndax passeport diplomatique Sénégal ni ngi koy joxee jéggi na dayoo te ñañ koy jox du ñëpp a ko yeyoo loolu doon beneen yedd bu jógee ca biti dal si ñun. madame Mbacké loolu du lu fi bees. mu ngi fi bëgg a yàgg xam nga suñu réew dafa nekk réew mu complexe Sénégal réew mu ndaw la. mais réew mu complexe la dafa tuuti mais dafa complexe souvent da ngay seetlu nit ñi bu ñu yoree réew y a trop de pression autour bàjjen nijaay Masamba Mademba ñëpp ku ne du ut prondoll boo dugg pour ñu am luñ la jox lu sa sañ-sañ loolu daf fi bëgg a yàgg te ci lu ñu war a dindi ci réew mi surtout loo xam ne mandarga réew mi la lu koy may dayo ci bitim réew dañ ci war a bàyyi xel. te loolu du léegi la commencé yàgg na fi lool mun fu bëgg a yàgg wax jooju ay passeport ngay gis ñoo xam ne man gis naa ñu am passeport xaw ma luy seen liggéey ñenn ñi sax dañuy yor passeport di wër di dóor ci àll bi comme ni ñu koy waxee. ah waaw ndax ñenn ñi dañuy dem États-Unis di fa am doom di daw. waaw dem kon ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox réew mi am nañu obligation ñu régler loolu pour suñu deru réew. parce que dafa am yenn yoo xam ne buñ la ko yeddee gàcce la kersa lay jur te war nañ ko moytu ñi ko yeewuñ buñ leen ko jox bu yeboo ñu mere leen mais buñ leen ko jox parce que souvent gestion clientéliste mooy indi loolu la gestion clientéliste des trucs politiques par parloo mooy jur loolu te jaru ko lim lay yàqal moo ëpp lim lay indi nañu fexe ba ku ne li nga yelloo ñu jox la ko soo yelloo da ñu ne lii yelloo ko lii nga yelloo buñ la meree askan wi ñoom ñooy décider nga bàyyi xel ni askan wi parce que askan wi wote du maître Moussa Sarr mooy fal nit man benn carte rek laa doon di avocat la suma carte ak jaaykatu caaf bi nekk ci bopp koñ bi nga romb ñoo yëpp kon nañu jël yëf yi teg ko ci yoon ku ne li mu yeeyoo ñu jox ko ku ne loo yeewul ñu ne li yeeyoo soo ma mere itam man la baax na parce que buñ la joxee réew pour nga teg mbir yi ci yoon a tax ñun merewuñ la maa ngi lay jaajëfal bu baax maître Moussa Sarr jërëjëf madame Mbacké may fàttali ne avocat à la cour nga nekk avocat imam Alioune Badara Ndao jërëjëf ñu ngi sant Sénégal yëpp leen gërëm et puis di balu ñëpp ak bu ne wax ji am na lu ci dëng itam ñu ngi jéggalu ñëpp waaw yéene wax li ñu gëm ak wax lu baax rek xam ñu wax ko ci ñu ngi lay jaajëfal di gërëm auditeur ak téléspectateur yi doon suivre seen émission sortie jaajëfal bu baax sama xalifa El Hadj Saliou Bey aajowoo lépp ci wàllu réalisation bi ak production bi duñu fàtte Seydou Yad moom it mu ngi ci réalisation bi ak production bi Oustaz Assane Diouf ci coordination bi ñu ngi koy jaajëfal ak Pape Maguette Gueye ci wàllu présentation bi maanaam portrait Ndumbe madame Ndiaye Ndumbe Ñaa ñu ngi koy jaajëfal bu baax borom salon de coiffure Fatou Thiaw Lay nekk ci Nord Foire ñu ngi koy jaajëfal ci coiffure bi ak soin duñu fàtte nag salon de couture waa kër Serigne Fallou nekk fële ca Mbaaw Grand Mbaaw gannaaw Sénélec ba di ngeen gis adresse bi ñu ngi leen di jaajëfal ci habillement bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah